yéen ñi ma bokkal plateau bi di kontaan bu baax si vraiment invitation bi mais Louisa effectivement tu sais ni ngeen di def nii rek dafa am lu bari lu muy def si intérieur nit ki donc bu leen ko bàyyi. C'est important parce que nous on cultive li nga xamante ni moom moo di la bonne humeur. La bonne ambiance. On sait que chacun a des défauts et des qualités et on s'accepte ainsi. Comme Asta musóoram bi ma defal baaxul internet yi yéen a ngi may laaj kan moom la musóor Asta Diatta madame Baaxum suñu maquilleuse nationale internationale make-up zéro faute musóor bi tey xam naa ni bëgguma musóor. ok. maa ngi si koor mën naa ko tooj. dugg leen ci. mukk ci àddina leen si dugg. diggante bi dafa sew. Aïcha ma xalaat tardé moo baaxul rek te wax gi gàtt tardé moo baaxul Aïcha mi ngi noonu Abdoulaye Kane yow man commencé gu ma sax nga mën a défendre pouvoir tey politique ma weer koor lañ nekk tooñu ma. Aïcha mi ngi noonu en tout cas c'est bien d'équilibrer l'info. Quoi qu'il advienne ndax donner l'info c'est équilibré surtout pour la compréhension tout un chacun ndaxte fépp foo dem ci biir Sénégal muy bopp nguur gi ak biir opposition bi am nañ fa ay mbokk wala bokk sax nag ñu am ay xarit yoo xamante ne seen ay waajur ñoom ñooy nekk soit ci opposition bi soit ci nguur gi dafay baax booy wax ngay rafetal kàllaama gi ba noppi di équilibrer dëgg gi fi mu nekk yoruñu ko askan yee ko yor mi nga kon nag dañuy dugg ci éphéméride yi ci 5 avril bi madame Cissé yooyu loo ñu parel. non man li ma leen parel dafa bëri de xam naa ne instant yi soxla ngeen. waaw naka ngeen dundee koor gi ñoo ngi ci ñaata fan sax ñun man maa ngi ci 3. c'est que dama xam koo xam ne dafa teel a affronter koor gi te préparé wul boppam. Maam Sidi Diop tonton. gis nga asma koor gi tonton Maba. gis nga koor gi am na noo koy affronter dalay ndengeeñ. lu ndengeeñ. non dalay mbot dangay teel a kawoo te dafa boo 5 jours non dangay reculer dama cee xam koo xam ne Ahmed Dieng sama grand frère dafa teel a engagé koor gi te préparé wul boppam moo tax ci guddi gi la feebar ba ndeysaan instant yi mi ngi noppalu donc koor gi dafa am noo koy préparé surtout nag ci alimentation ak psychologiquement parce que am na ñu ci bëri ñoo xamante ne pour ñoom bu ñu wooree rek dañuy gaañu. et psychologiquement nag kii préparé nañu newoon nañu c'est aux environs du 3 avril ay côté yooyu noonu 2-3 avril donc psychologiquement on était préparé dañoo ragal koor Ahmed moom ne ko nee naa du ma tooñ ay waay weeru koor laa nekk Ahmed baal ma àq suñu mag ju baax ji. Aïcha en tout cas nous sommes le 5 avril nous retournerons aux années précédentes précisément en 1983 bis ni ki tey à l'issue des élections de février un nouveau gouvernement dirigé par Moustapha Niasse bi ñu décoré démb est formé celui-ci remplace Habib Thiam qui rejoint la présidence de l'Assemblée nationale tey moom Moustapha Niasse nekk président de l'Assemblée nationale démb président Macky Sall daal di leen décoré macha allah kon nag mi ngoog. waaw man de ñi mu décoré lecture bi ma ci am moo di rendre ngeen hommage à la nation donc mën ngeen wax dëgg neex yàlla ñu utal leen piliyaan ngeen xëy na mën a noppaleeku ndax ko liggéey bañ décoré la nag asma xëy na mën ngaa war a mën a noppaleeku ban 1900 nga wax la jiite 1983 yi asma 1983 am na tey 38 ans 1983 suñu papa ji jiitewaat ko itam ci alternance ci Abdoulaye Wade bi mu àndeek moom donc moom itamit liggéeyal na Sénégal ci ni mu ko mënee mu nekk actuel président de l'Assemblée nationale macha allah donc nag asma ginnaaw ba takkal nañ ko médaille won ko ni liggéey na liggéey bu am solo suñu papa jooju suñu yaay na ko jëndal piliyaan nag asma piliyaan jot na maanaam retraite daa jot. waaw bu ko defee mu mën a noppaleeku nag. Franchement. En tout cas moi j'ai eu l'honneur de le rencontrer en 2019 ci benn ndaje fële ci SICAD mu nekk nit koo xamante ni bëgg na di saafonteeg ak askan gi ba pare bëriwul puukare naam nag dëgg la à tout travail un repos peut-être qu'il serait temps mu def transfert de connaissances muy li ñuy wax alternance générationnelle bu ko defee coach du ma si bàyyi ma wetu waaye du politique ma Aïcha en tout cas suñu kilifa gi la ñuy rendre hommage tout simplement di wax ne rek tey ci histoire du Sénégal ñaawagu ci kon nag mën na cee jël retraite transfert de connaissances mu doon alternance générationnelle Louisa Dianti. waaw te comme ni ko Binta waxee rek li tax tey jii ñu takkal leen raaya sax laay wax c'est parce que dañoo servir seen dëkk te loolu rek yaakaar naa ko wax képp koo xam ne dañ lay décorer ci loolu dañ la koy nangul hormis toute appartenance politique et te lépp loo gis mission boo gis sax dafa am app waaw
donc te yaakaar naa ne ñu ngi dem ci ay élections baax na tey ji ñu takkal leen raaya wan leen ne kat yéen kat vraiment liggéeyal ngeen seen dëkk et que jot na nag ngeen dem noppalu ko te pousse xale yi ñu jiite. Alternance générationnelle, je crois que c'est le mot-clé de cette année. Machallah, kon nag mag yi bàyyi leen xel bu baax a baax ci 1991 la ñuy daal di dikk bis ni ki tey mu doonoon le rappel à Dieu à Touba à l'âge de 74 ans de Serigne Souaïbou Mbacké mu nekkoon doom ci Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké le fondateur du mouridisme di Serigne Touba, né à Diourbel au moment où son vénéré père y était placé en résidence surveillée par l'administration coloniale française. Il était d'une orthodoxie légendaire et avait illuminé son monde par sa grande connaissance de l'islam. dañuy ñaan yàlla rek mag yu baax yi nga xamante ne l'islam daf ñu ko baaxee yàlla yokk seen leer te tas ñu ci seen i barke ba noppi ñu deseeg seen barke te itam mu bañ a yàqu suñu loxo ndax dafa am solo léeg-léeg ndaw dana desee barke mag bu barkel waaye tamit dafay daal di yàqu ci loxoom yal na yàlla musal ñu ci loolu bépp mag bu baax bu wàcc Sénégal rek yal na yàlla yokk leeram bu fekkee dëddu na te tas na ci suñuy seen ay barke ba noppi ñu dese seen barke te mu bañ a yàq suñuy loxo bi si ni ki tey ci atum 2016 la ñuy daal di àddu waxtaane tuuti politique cof-cofal mu nekk l'ouverture à Dakar par le Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne de la deuxième réunion du panel mondial de haut niveau sur l'eau et la paix. Le panel a été lancé en novembre 2015 à Genève en Suisse. Le panel qui est devenu le forum de l'eau ci weer gi ñu weesu ñu amaloon ko fii Sénégal mu jur coow lu bëri ndax ba tey bu fekkee ni ay ndaje mi ngi am ci waxtaane li nga xamante ni moom moo di ndox te Sénégal ndox wër ko kon ndox waru ñoo jafe te warta cher te warta naqari traité lan mooy problème bi ou est-ce que ça y a problème pour que mu décanté au Bintaba. Asma, je pense que problème ndox moom boo ko tuddee ñëpp am nañ ci seen mot à dire déjà parcelle boo fa demee laataa ñuy am ndox c'est tout un problème population yi nga xamante ne ñoo nekk ci banlieue am na ndox mu xaw ma verte la xaw ma bu noir buñ doon wane fan yi te ba léegi da ngay gis stabilité amatul liñ ñuy servir nag mooy population yi dañuy yokk besoin en eau yi dañuy yokk mais comme niñ koy faral di waxee rek gouverner c'est prévoir on ne cessera jamais de le dire te Asma problème bi ngay évoquer beneen problème sax mën na ko indi tey jii forum de l'eau bi xëy na ñi ci waroon toog comme ni ko suñu yaay ji Soxam Wardini waxee ne mairie bu Dakar da ci joué woon rôle bu am importance ñu gis ni xëy na mënuñu ci woon assister loolu itam c'est un problème aussi leneen lu ñuy décrier di ko wax mooy sphère aérien yi entre guillemets ci ay réunion la ñuy jëlee décision yoo xamante ne xëy na ñuy dund problème bi à la base boolewuñu leen ci donc il faut une gestion inclusive comme niñ koy waxee à chaque fois Asma ñi nga xamante ne ñooy dund mbir xam ko bu ñuy defati dara ñu woo leen ci bu ko defee ñu mën ko mën a waxtaanee comme ginnaaw nag ba def nañ forum mondial de l'eau forum sénégalaise de l'eau la ñuy xaar boo xamante ne les acteurs prenants dinañ toog autour d'une table ñu indi ci benn xalaat boo xamante ne ku ci nekk sa xam-xam màcc ci ñu woo la ci ngir ut ay pexe sinon dafay gën di metti te population yi ñoom ñoo koy yëg. Aïcha en tout cas mi ngi noonu ñu ndar keppee ko file daal di dugg ci suñu ay rubrique dafay am solo macha allah kon nag pour une touche d'info bu ñu mënee am yéenekaay bi nga xamante ni moom moo di la tribune di yéenekaay yu biir kër gi di fàttali ni askan gi ñaari fukki dërëm dong lay jar bu ko defee nga am ay information yu wóor te mucc ayib ba tax ne nag képp ku am kiosque rek mën nga ko jënd ci mbedd mi way laa nga jënd ko fan lañ koy jëndee borom la tribune nga ne. Asma am na fu ne te macha allah information yu wér te wóor ngeen di gis ci la tribune ñun nag moom démenti duñu dal Asma dañuy yëkkat suñu loxo ca kaw démenti moom yàlla dimbali nañu ci bu baax a baax donc mi ngi noonu mën ngeen ko am partout ci kiosque yi ñi nga xamante ne itam ay ambulant lañ fépp fu ngeen dem rek la tribune 100 francs dong lay jar. Aïcha en tout cas tribune mi ngi def grand titre am ci Macky Sall moom Macky indépendance de bilan et de promesse président Macky Sall xam naa discours ba woon barki démb ci la daal di dikkat rek doon wax ne rek bëri na ay ndaw yoo xamante ni naam tey nag toll nañ ci yokkute mu am liggéey li ci askan gi di ñaawlu rek moo di que mbir mi dafay xaw saf politisé te lii yëfu état la yëfu ñëpp la mais tamit ci beneen côté bi da ngay xam ne ni aussi bu dul sax bokk ci ay parti politique du ñëpp am seen chance fenn ndax kenn ku ci nekk ak fu yàlla bindee sa chance léegi ni nga ciy jotee mooy problème bi te loolu la nit ñi joxañe baaraam tuuma Louisa Diandi.
baaxoon na vraiment ñuy yemale di yemale et que malheureusement fi jeune bu fi pare liggéey sax wala bu fi pare jàng sax da ngay jàpp ne tant que amoo dañoo dem ba mu bokk ci histoire réew mi tant que amoo bras long tey ji doo am yenn facilité et c'est vraiment dommage mais ci côté bi jàpp nañ ne ñoom mënuñoo utal ñëpp liggéey wala mënuñoo faciliter ñëpp à tout le monde l'insertion professionnelle à côté ci la ñu créer peut-être ay structures yoo xamante ne day accompagner promouvoir li nga xamante ne mooy entrepreneuriat bi mais loolu tamit tey ji doo gis en fait néew na ñi ngay gis ñu jàpp ne que ne tey ji état dooleel na leen wala yenn structures yooyu financé nañ leen mais baax na tamit sur le plan administratif vraiment ñuy communiquer bu ñuy communiquer yaakaar naa di communiquer vrai tey jii bien vrai que état mënul def lépp mais dina leeral liggéey bi nga xamante ne ñoom commencé nañ ko def di ko wane ba tey jii ay jeunes entrepreneurs yoo xamante ne ñu ngi toog gisuñu peut-être xamuñu fu ñuy commencer dinañ xam tey jii fan la ñuy commencer. je pense que moom ci système de communication bi mu amee jokkoo ak Macky wax na ak ndaw ñi ba noppi itam am na lu fi am da ngay gis koo xamante ne Luisa da koy dimbali waaye bu génnee day bëgg taxawal yëfi boppam day bëgg mu doon ci sutura dafa am foo xamante ne bu dee aide nationale la aide bu jugee ci nguur ñëw ci yow la yaakaar naa ni sutura warta fa am taxul nga ànd ak régime boobu waaye nguur gi nga àndal te nguur gi dafa doon li nga xamante ni moom moo di état nguur mooy état. donc état gi nga àndal bañ a ànd ak homme politique bi diriger boppu état boobu noonu c'est possible donc il faut juste que ñu am sens de la répartie bu ko defee dañuy assumer ndax bëri na ay ndaw yoo xamante ni tey jii ci seen ay commerce wala milieu entrepreneurial bi da ngay gis ne ni dañuy jot aide bi te laaleewuñu dara ak politique mu boo demee ci dëkkaan yu ndaw yi da ngay gis ay yaay yu jot yi nga xamante ni moom moo di aide yi te jaaralewuñu ko peut-être naam ci politique lépp bonul lépp baaxul itam dañuy càmbar rek bu ko defee ñu góorgóorlu ci Aïcha mi ngi noonu en tout cas dañ ci ànd ak kii di Binta Ba mu jukkil ñu xibaar yu bàyyeeko ci wàllum économie. Aïcha dañ lay bàyyi nga jukkil ñu ko directement Binta Ba. mi ngi noonu Asma tey nag je pense que ñaari poñ rek lañ koy def bu ko defee dañuy daal dee dem ca jaba ba pare xam nga luy jaba. marché. kii a bindal ma ko 20 sur 20 foofu. tàccu leen lii tàccu leen ma. voilà non maa ngi góorgóorlu bu rëy. mu ngi noonu am nga benn 20 sur 20 donc dañuy dem marché nag parce que nag Asma yoon la heure bu li nga xamante ne mooy weeru koor bi ñëwee rek suñu mbokku jigéen ñi parce que pédanterie sénégalaise moom ce n'est plus à démontrer dañuy dem yeesluwaat indiwaat seen ay vaisselle yu baax xam nga waa Sénégal rek macha allah ci niñ koy defee donte sax jamono metti na xaalis amul mais jigéen ñi dinañ serré ceinture dinañ taf yëngal dinañ ut naka la ñuy def rek ngir mën a bégal seen allaaji ginnaaw bi nga xamante ne togg nañ fu baax dañ koy bëgg a yekk foo xamante ne buñ ko yekkee ñëpp gonga la ñuy wax Asma ñu dem fële ca jabana xool jigéen ñi yan xeetu vaisselle la ñuy jënd ci weerum koor bi ànd ci ak Mame Sidi Diop ak tonton Maba dem marché dellusiwaat léegi. ñu fekk la fii ngay jaay kaas kuddu ak bool est-ce que mu ngi dox ci weeru koor bi. waaw macha allah mu ngi dox. client yaa ngi ñëw. client yaa ngi ñëw waaw. lan la ñuy gën a jënd si. ay kaas ay bool ay foos pour kii bool pour saaf ay nen. ak ay grattoir ay segukaay bari na daal yu ñu jënd. njaay mi waa mu ngi dox nànk moom mais xaalis moom amul. xaalis moo amagul. client yaa ngi ñëw. ñu ngi ñëw nànk lan la ñuy gën a jënd. waa kaas ñu ngi koy jënd paquet 2000 moom moo ëpp ci li ñu jënd. mooy kaasu tabax yi li ñuy woowee tabax yi waaw. moom moo ëpp ci li ñu jaay. paquet bi 2000 la. paquet 2006 kaas. fi mu ne nii dañu déggoon ni kaas dafa yokku est-ce que dëgg la. kaas dafa yokku waaw dafa yokku. yéen bagage fan ngeen koy amee. bagage yi Petersen Sandaga Tilène. ñoom ñooñu fan lañ koy amee. ñoom dañuy voyage nag. dañuy voyager di ko indi. c'est-à-dire que defaruñ ko ci réew mi. non non. d'accord léegi yéen dañ leen di jaay prix en gros bu ngeen ñëwee détaillé. d'accord. kaas moom dafa cher moom kaas bi doon jar 500 mi ngi jar 600. bu jar 250 mi ngi jar 300. yéen léegi fu ngeen di amee kaas yi fan lay jógee. dem Dakar di ko jënd di ñëwaat di ko jaay. ñooñu nag xamu leen fu ñu koy jëlee waa Dakar yi. déedéet yenn saa yi tam ñu dem Tëngéej jënd ji ñëwaat jaay. da ngeen di jënd grossiste ñëw jaay détaillant. waaw ñëw jaay détaillant. d'accord. benn kaas ñaata ngeen koy jaayee. benn kaas téeméer 400 350. d'accord poêle yi ñaata ngeen koy jaayee. poêle yi am na 3000
am na 2500 am na 4000 am na 5000 daal. ça dépend ci qualité bi. ok njaay mi day dox ba à partir de quel moment lay kii. xam naa bu amee 15 jours daal bu koor gi amee 15 jours daal. kii lay njaay mi di kii arrêté daal dina jar mais day ragal ni muy doxee comme période bi. di ko doxee période boobu. d'accord est-ce que yaa ngi siy gis sa bopp bu baax a baax. waaw alhamdulilah macha allah. jigéen ñi moom ñoo ëpp lu ñuy jënd. bu weesoo kaas yi lan la ñuy jënd karaaf. dañuy jënd karaaf butéelu 1300 yi. kaas puusu. lépp dañ koy jënd moom. lépp dañ koy jënd. xalaat waaw. mais daal kii bi moo gën a jar kaasu tabax yi. kaasu tabax yi moom moo gën a jar paquet 2000 moo gën a jar. li ñuy ndekkee. waaw moo gën a jar. lan ngay wax mbokku jigéen ñi nga xamante ne war nañu mën a ñëw yeesal matériel yi. waaw jigéen ñi moom bëgg nañ lu baax xëy na dëkk bi fi mu toll nii xaalis moo xaw a jafe rek mais bëgg nañ lu baax bëgg nañ ñoom ñëpp bëgg nañ yeesal. mais jamono fi mu toll nii moo xaw a métti moo tax. mbokku jigéen ñi moom bëgg nañ mais xaalis amul. mais nan def liñ man rek. bañ a lool seen bopp. billaay. jërëjëf merci beaucoup. Aïcha mi ngi noonu kon nag Binta Ba mu mel ni askan gi ñoo ngi ñuy xamal ni lépp a yokku est-ce que bàyyeekuwul ci guerre Ukraine Russie bi wala ñun naturellement weeru koor bagage yi dafay yokku. kaas yi ñi nga xamante ne dañ koy woowee kaasu tabax dafa jékki-jékki rek di yokku prix bi dafa yokku ñu bëri sax yàgg ko jooy nag laataa li nga xamante ne koor bi di ñëw mais Asma yokkute njëg yi ci fànn bu ne mën nañ ne dañu jóge ci mbas boo xamante ne àddina bi yëpp la laal mbas mi ñu koy jooy pareeguñ di xool naka la ñuy organiser woo Russie ak Ukraine ñoom itamit jóge fee indi seen guerre boo xamante ne amul àpp kenn xamul fan la mën a yem ndaxte nag xëy na comme niñ koy waxee rek aujourd'hui le monde est un village planétaire lépp li nga xamante ne dafay xew fu gën a sori dafay am ay répercussions file gis nañ ko ñu ngi koy wax ci blé bi nga xamante ne yàggul dara prix mburu bi dafa yokku ñu ngi koy ragal ci li nga xamante ne moo di baril de pétrole bi yàggul dara Thierno Alassane Sall mi ngi doon xamle ni baril pétrole bi dem na ci $130 mën na dem ci $150 te bu fekkee nag Vladimir Poutine moom à son tour indi na ay réaction ci sanctions yi ñu teg ci ndoddu Russie prix yi mën na gën a yokk donc daal Asma jamono ji ñu toll képp koo xamante ne am nga 500 francs boo mënee dépenser 250 yi dépenser ko 250 yi nga ut condamné xam nga condamné il faut que ñu koy daajaat delluwaat ci condamné voilà exactement sama mag bu jigéen yónnee na ma ko démb Mame Michel Ndiaye moom daf ma ne man dama am condamné boo xamante ne weccet buy traîner si kër gi léegi ce n'est plus à jeter dama koy dugal si condamné bi ndax bés boo ko daajee mu mat dara mu mel ni jamono ji day gën di metti il faut prévoir et pour le prévoir il faut donner cette info ainsi que lii ñuy dund nii mën na gën a tari ëllëg te bu fekkee ni dafa nar a tari ëllëg xanaa yàlla dafa bëgg ku nekk tal sa bopp. wax nañu ko ñaari yoon de parce que ci mbas mi nee nañu autosuffisance ci guerre bi autosuffisance mais nag Asma bu ñu yem ci wax ji rek xam nga autosuffisance tamit bu fekkee ñu ngi koy bëgg amal du at bi la ñuy bay rek mën ko dundee ñun ñëpp te guerre bi ñëw na ba pare te xamuñu conséquences yi fan lay yem donc nañ ci sëgg parce que nag fi mu ne nii ku nekk da nga war a mën sa bopp ci côté économie bu ko defee yeneen mbir bu amee feneen xëy na coono bi nga waroon sonn doo ko sonn parce que bu blé amul itam bu fekkoon ne am nañ ceeb bu doy ak leneen lu doy xëy na tiitaange bi du demee nii. C'est important Louisa Diandji wàllum googu parce que bu fekkee ni dañuy yàgg di dégg nañu au moins 2 ans 1 an et demi presque li nga xamante ni moom moo di nouvel ordre mondial alerté woon nañu nguur yëpp ba tax ne nag ñun waroon nañ profité ndax l'année dernière amoon nañ nawet gu naat àndoon ak naataange luñ ci bayoon bu ñu amoon moyen de conservation xëy na tey dinañ am autosuffisance alimentaire ou des denrées de première nécessité ndax Sénégal dañ fiy defar suukar kon nag ñun waruñoo manqué torop suukar ñun bu dañ fiy bay ceeb waruñu ko manqué ak tamaate te nag yaakaar naa ni boo rusee ni sax am nañ jën waaye suñu géej gi la ñuy jébal tubaab bi tamit li doy na waar. lépp nag parce que boo demee sax des fois port di nga dégg ñoo xam ne ñu ne yi am na ceeb boo xam ne dañ koy exporter mais mooy bi ceeb bu baax la te comme li nga wax rek en fait c'est une question de volonté. tu mets les politiques nécessaires pour que tey jii ñun ñu dem en fait ci yoonu autosuffisance alimentaire te comme li nga wax nañ ko fi mbas bi ñëw na wax nañu ko ba sonn de léegi nag guerre bi ñëw na moom inflation de façon internationale te comme li nga wax pays yi nga xamante ne seen revenu dafa limité ñoo ciy sonn comme ñun ñi rek day gën a métti plus muy dem plus muy gën a métti li ñuy jooy fii moom la yeneen dëkk yi ñoom France ak ñoomi seet moom la ñuy jooy de
dund bu cher bi. gis nga Louisa autosuffisance boobu ngeen di wax nañ ko boole ci bool yee kaas yi ñu ngi nii bool yee kaas ñu ngi nii comme li Binta wax léegi buñ ko indiwul ñu ci bëri duñ ko am te boo lekkul ba suur doo tal changer ay ustensiles de cuisine loolu mooy problème bu fekkente sa dépense matul Asma Binta naka ngay mën a demee di jënd benn bool wala benn kudd buy jar 5000 10 000 te gis nañ ne léegi vaisselle sax dafa cher donc bu nekk li nga xamante ne dafay répercuté wu ci yeneen dépense yi nga xam ne war nañ ko am bu fekkente ne yow li nga waroon yemale ci lekk yemale woo ko ci matatul sax ci lekk nan nga ko mën a boole ak leneen donc dafay nekk problème boo xamante ne tout le temps ñun dañ koy dund. Justement, c'est gravissime. En tout cas, Binta Ba, on revient sur l'actualité économique des quelques pays choisis. mi ngi noonu Asma guerre Russie ak Ukraine dafa mel ni nag yemul xëy na file comme ni ko Louisa waxee file ñëpp la inquiété fi mu ne nii ci àddina bi ba tax na ci actualité yi nga xamante ne dañ koy uti ci yeneen dëkk yi dañ ciy gis itam ay conséquences yoo xamante ne commencé naa juddu bu fekkee élément bi yemb na ñu àndaat ci ak Mame Sidi Diop ak tonton Bakary dem jëli ko dellusiwaat léegi. diggante Russie ak rek Ukraine wéy di am ay jeexital ba léegi ci koom-koomu àddina wërngal këpp fële ci Afrique du Sud moom lañ fa nemmeeku mooy fruit ba nga xamante ne dañ ko doon béy te waroon ko jaay réew bu Vladimir Poutine dafa rek daal di lamb seen loxo ndaxte nag bu ñu fàttee lu toll ci 8% fruit bi nga xamante ne dafay dugg Russie ñële ca Afrique du Sud ñoom ñoo leen ko doon jaay. desandi ba tey ci boobu la guerre diamantaires yi nga xamante ne ñoo nekk ci diwaanu Europe am nag benn sàkkuteef fexe ba nga xamante ne Russie kenn dootu fa jëndee diamant wante nag Russie moom mooy premier producteur diamant file ci àddina bi boobule sàkkuteef nag ki ko njëkk a am moo di rek Belgique te boobule dogal buñ ko jëlee Belgique sax mën na ci nërmeelu ci lu bari ci wàllum koom-koom dëkku Vladimir Poutine moom du ci jaaxle ndax rek bu fekkee diamant bi européens yi jënduñu ko dina ko mën a jaay fële ci Inde wala sax ci Chine. Aïcha en tout cas mi ngi noonu. Asma gis nga Russie moom ñu yàlla baaxal lañu buñ ko mënee wax noonu ndax nag bu weesoo pétrole bi nga xamante ne am nañ ko blé leneen ak leneen ñoom itam ñoom ñooy premier producteur diamant file ci àddina bi ba tax na réew yi nga xamante ne ñoo faree file ci Europe nee nañ waratuñ fa jënd diamant dañ leen war a boycotter ki jël initiative bi nag mooy Belgique waaye kenn umpalewul ni Belgique la muy sàkku bu ko amee moom ci boppam coono rek la ko nar a jural ndax lu bëri ci koomam xëy na wekk nañ ko ci diamantaire yooyu di am jëflante ak rek Russie Asma donc mi ngi noonu Russie nag bu mbul bañee rek làmbaay nangu ndax nee nañ bu fekkee ni Europe jënduñu ko dinañ mën a écouler seen marchandise fële ca Inde wala itam ci Chine. En tout cas mi ngi noonu et ils ont très raison à l'heure où on parle aujourd'hui Binta Ba ñëpp a war a tëju ci seen bopp ngir xool lan la ñuy am ak lu ñu manqué ak naka ci jamonoy troc noonu lañ daan defee réew bu nekk da daan tëju si boppam xam lan la am xam beneen réew bu muy jëflante lu mu am ak nan lañ ko mën a weccante tey xaalis moo xew naam te xaalis booba yàq àddina waaye tamit il est bien de recroqueviller sur soi-même pour savoir il y a que le Sénégal qui n'a pas tout à fait encore compris cette leçon Youssou Demba Dramé nee na comment voulez-vous assurer l'autosuffisance alimentaire si le Sénégalais continue de priser le riz importé au détriment de celui du riz local quelque part avéré. Mais Asma loo gis communication la dara xëyul rek sotti tey jii il faut nga def violence pour nit ñi adapté ko soble mbay mi lan lañ ci doon wax soble mbay mi dafa bëri ndox kenn mënu ko togg mais en un moment bi état bi jëlee ay responsabilités am ne pour un moment dañuy bloquer soble bi di jóge extérieur ñuy consommer soble bi mais nit ñi dañu obligé di ko lekk par force donc on doit aller dans ce sens Asma problème d'habitude aussi am na ci dañoo juddu comme ni ñuy wax ñu feralee ñu mburu xëy na bu fekkoon dañoo ferale fonde ak caak rek leneen ak leneen duñu namm mburu habitude alimentaire yi dañ ko war a changer donc c'est tout à début bi dina metti mais xëy na suñu ay doom buñ juddoo gis loolu ñoom dinañ mën a adapté kon nag c'est coupure boobu c'est sociétal c'est-à-dire aujourd'hui il faut que askan gi xam nga riz importé bi defalul boppam publicité te riz importé bi jàllul ci télé yi te kenn fayul leen frais de publicité ñun askan gi ñoo ko tàmm ñooy dem ca jaaykat ba ca boutique ba naan la riz importé du dëgg à un moment donné il faut qu'on consomme autre chose. merci xam nga loolu lu koy def dañoo bëgg lu baax te duñu defar parfois lu baax duñu defar qualité da ngay gis saaku ceeb bi ñu bàyyee fii boo ko toggee ñëpp dañuy wax dafa neex mais dafa bëri ay xeer
donc loolu day décourager ñi nga xamante ne mooy ñi ko waroon a jënd dañuy préférer dem jënd bi nga xamante ne moom la ñu defar ci defar bu wóor même bu fekkente ne baaxul ci suñu économie ceeb yi nga xamante ne ñun moom lañ am moo gën a neex mais usines yi dañ ko defar traité ko comme Binta li mu wax ñu arrêté ceeb bi nga xamante ne moom lañ fiy dugal te privilégié yi nga xamante ne moom la ñuy defaree fii ci réew mi bu ñu bëggee xaalis bi circuler fi mais ceeb bi nga xamante ne yow bëgg nga koo lekk ci sa réew wala produit boo xamante ne ci sa réew lañ koy defaree bëgg nga ko lekk mais qualité bi ça fait défaut donc loolu dafay décourager clients yi nga xamante ne ñoo war a jënd produit boobu. Aïcha en tout cas daal mi ngi noonu kon nag coach faw nga sànni si kàddu ci askan gi nga bokk. waaw effectivement comme ni ngeen ko waxee xam nga tàmm dafa am lu muy def si nit te mën nañ ne àdduna lépp psychologie la te li nga juddu yaru ci màgg ci donc da ngay dem ba yow da ngay jàpp ne lii rek moo baax. Et comme sama sœur bi ni mu ko waxee il faut que aussi état bi ak structure yi nga xamante ni que ñoom ñooy lijjanti lu jëm si wàllum alimentation parce que bu ñu nee autosuffisance alimentaire du ceeb bi kese am na plusieurs possibilités yu ñu am si di ko bay si suñu réew te di ko dundee léegi nag comme naka la ñu war a mën a def pour traiter matière première boobu def ko qualité ba nga xamante ni que tey population bi dinañ ko mën a consommer sans que ñuy xalaat sax ni tubaab yi ñooy gën a mën a defar lu baax wala beneen réew moo mën a defar lu baax. ba tey dafa bokk ci réveil psychique bi. ñu doon waxtaanee il faut à un moment donné ñu arrêter di gëm ne ni li tubaab bi am lépp a baax. voilà xëy na naam sax nag li tubaab bi di ñu jox madame Cissé. wala ñi ñuy indil ceeb xëy na ceeb niveau qualité. peut-être moo gën a oyof ci ñoom te bu gën a baax ñu garder ko ci seen réew pour seen askan. ñu yónnee ñu ko ñun ñu foog ni loolu gën suñu yëf il faut que ñu nangu tamit tànn xeer yi. c'est que le plus souvent suñu mbokku jigéen ñi dañuy xool li gën a gaaw li gën a yomb voilà surtout lañ def ñu surtout mais aussi producteurs yi wala industrie yi nañ def effort ci partie côté boobu noonu gën ko parce que am na quand même am na ci ñoo xamante ne ñu ngi produire ceeb boo xamante ne boo ko toggee doo si gis benn xeer te bi nekk Sénégal la mais bareegul léegi nag na ñeneen ñi tamit def effort comme ça ñu mën a doyloo si li ñu am ñun. Et puis je me rappelle à Saint-Louis da nga daan gis tànn ceeb da doon tax ne am na ceebu couscous ñu daan toggee man cosaan daf ma neex léegi da nga daan gis ni tànn gi ñu daan tànn Luisa Diandi moo tax ceeb bu sewaan bi mag yi daanuñu ko woon sànni kon nag saaku ceeb gi ñu doon jëndate loolu ceeb bu mbay mi moo ko mën saaku ceeb bi nga xamante ni buñ ko toggee dina am benn 10 kilos yoo xamante ni mooy ceeb bu sew bu dammati bi lay doon léegi nag benn dimanche wala yooyu noonu bu amee ñëpp dajaloo si kër gi mu am yendu da ngay gis ni ceeb boobu buñ ko génnee togg ko day mel ni da nga jël couscous daal di ko tay toggee ko ceebu yàpp te aujourd'hui dem nañ foire agripreneur gis nañ fa ceebu maïs te maïs boobu dañ ko baxoñ ba mu sew noonu donc quelque part on peut ne pas dépendre que du riz pour faire du ceebu jën on peut dépendre de d'autres aliments yoo xamante ni dañ koy bay ci réew mi ñun ñoo war a changer suñu alimentation foofu moom yaakaar naa ni waruñu fa xaar nguur trop. akara am na fi leneen ak leneen am na fi pain riche am na fi bi nga xamante ne dañ koy defaree mil defaree ko dugub donc je pense que ay habitude la rek asma dara xëyul rek sotti tey jii lu ñu tàmm pour nga dindi ñu ci dafay metti mais nag processus la petit à petit ñuy teg les pas ba nga xamante ne on va se départir dañ ñi nga xamante ne tey jii dañuy indil ceeb jeexalee ko asma fële ci Afrique du Sud ba nga xamante ne fruits yi dañu xaw a lamb nag seen loxo ndax lu toll ci 8% ñoom dañ ko doon yóbbu fële ci Russie comme li ngay wax économie de troc jot na nag ñun Afrique ñu lëkkaloo suñu biir comme que zone de libre échange continentale bi ñu koy tudd ba léegi amul les résultats escomptés mais bu fekkee ni ñun soxla nañ fruit ñoom Luisa dañ ko bëgg lool président Macky Sall comme que moom moo nekk à la tête de l'Union africaine nañu organiser wu bu ko defee bu ñu soxlee coton ñu mën ko dem jënd Mali bu ñu soxlee fruit ñu mën ko dem jënd Afrique du Sud et cetera jàppalante suñu biir parce que nag l'Afrique marché la bu yaatu boo xamante ne bu fekkee ñeneen ñi dañuy ñëw di fi xëccoo ñun suñu biir nag ñu war a échanger njëriñ la ñuy jural suñu wàllum koom-koom. Madame Cissé foofu dafay am importance économie de troc boobu am na fu muy ñëwee ba pare économie yu xaalis mën a ñëw parce que am na loo xamante ne bu dee Afrique du Sud fruit baa ngi fay lamb léegi nag lan la ñuy def dañ koy tuur
mbaa ñu wanteer ko mais nañ ko weccoo li ñu nama wanteer ñu weccoo ko ak Sénégal ak lu Sénégal am te ñoom ñu soxla ko loolu c'est important quelque part il faut du génie jamono ji may gis ni yàlla dafa bëgg ñëpp tal seen bopp te pour nga tal sa bopp il faut nga am génie bu baax a baax. Effectivement comme li ngay wax rek li nga amul sa dëkk rek am na beneen dëkk bi nga dendal pays voisin yaa ngi fii ba pare Afrique il faut qu'on se serre les coudes à chaque fois ñu koy wax il faut que ñu xool li nga xamante ne comme li ñu manqué lante suñu biir ñu daal di koy joxalante jokkalante boobu gën a tax suñu réew jëm kanam mais nañu complexe bi nga xamante ne moom la ñu am ci occidentaux yi dafay feeñ à chaque fois parce que lépp loo xamante ne rek soxla nañ ko produit yi nga xamante ne ñu ngi koy jéggaani am na fii côte à côte pourquoi ñu koy wëri comme ni ko Binta indee am na solo surtout fruit bi nga xam ne nag cher na fi lool war nañ mën a xool nan lañu war a mën a def te xam nga am na ñoo xam dañoo mel ne man 5 fruits et légumes moom xalaatuñu ko 5 légumes yi sax léegi ça pose problème rawatina rek nga bëgg cee teg nag fruits yi dafay gën a compliqué moo tax il faut ñu xool li nga xamante ne moom moo gën ci ñun ñu daal di koy def pour que xaalis bi gën a mën a circuler ñu xool ba yan solution surtout la ñu am ñu bàyyi wax ji nag nañu liggéey Binta en tout cas am na koo xamante ni nee na état bi moo war a organiser peuple bi suivre depuis 62 ans on se plaint des mêmes problèmes est-ce que ñii nekk ci bopp nguur ñi ñoom kese mën nañoo régler affaire yi de Senghor à Macky Sall le peuple sénégalais continue de se plaindre ci manque de suffisance alimentaire ci manque d'infrastructures d'usines de transformation yooyu yëpp ñoo ngi koy joytu depuis 62 ans doom bu ci juddu woon am na njaboot ba am sët ba dem te amuñu lu ko régler balaa caa nag la souveraineté tant que mi ngi appartenir au peuple Luisa Diandi dafay mel ni peuple kon moo mën a càmbar defar bu defaree nag nguur ñëw topp ci ginnaawam noonu la war a demee ndax bu ko defee ñun ñu dem ba léegi ba am dayoo loolu dafay tax nit ki am civisme loolu dafay tax nit ki xam li ko war di ci tegu te di ko def dafay tax nit ki di fay taxe te kenn du ko laaj te kuy def te kenn laaju la bu ëllëgee am nga sañ-sañu xaw wax sa xalaat ci sa ab réew jamono ji ñuy waxtaanee fii ci Sénégal am na ñu dul fay taxe te loolu bokk na ci loo xamante ni dafay nasaxal réew mi ci wàllum koom-koom donc am na loo xamante ni on est 17 millions de population sénégalaise de citoyens aujourd'hui suñu koppar ci wàllum taxe war na mën a yéeg bu baax a baax ak l'impôt yu ñu war a fay bu fekkee ñëpp a doon fay kon war nañoo mën a yéeg suñu bopp bu baax a baax donc quelque part il faut que le peuple nous-mêmes sénégalais ñu def li gars yi def peut-être pas de la même manière que le Mali mais qu'on se recroqueville sur nous-mêmes et qu'on essaye de se construire de s'écouter de se comprendre bu ko defee dinañ mën a jëm kanam tuuti Aïcha Binta Ba merci beaucoup. mi ngi noonu Asma amati na solo seen participation man je suis restée silencieuse di leen déglu. ci wax yëpp macha allah am na solo donc comme ni ñu koy waxee rek économie itam baax na nit ñi changer mentalité parce que loolu moo koy gunge gis nga tey tenue africaine yoo xamante ne ñëpp maanaam dañ koy liggéeyee amatul vendredi samedi dimanche ñëpp dañ koy sol donc tissu bi bu fekkoon fii lañ koy defaree dafay gën a neex ci noonu lay demee ñuy tegaat tànk Asma ba yegg fi nga xamante ne moom la ñu bëgg a jëm. en tout cas mi ngi noonu daal yal na yàlla doole sutura allahu yow suren amiin yow àlla sutura ñi ngoo ko nag yal na yàlla defal ñu sutura sutura mata ñaan ci waxtu gi yal na yàlla defal ñu ko kay mi ngoo ko madame Cissé va parler du jeûne nee na préparation système astuce yow astuce daal fu la neex fël 5 fruits et légumes bi ni ñu koy dundee déjà fruits dafa yokk légumes yi yokk ceeb bi amul xoor gi ñëw yàlla mu ndekete koor fi nga xamee ni yërmande la bu dal fan kon ñu suñu santé en péril maa la wax pour une bonne santé il faut manger 5 fruits et légumes ay waay 5 fruits et légumes te dafa raar sax léegi ci jamono ji kenn dafa du ko de Lisa il faut ñëw ci ay junki lañ koy kii junki billaay ñi ko bëgg a naan sax jus la ñuy jënd jus bi ñu mixé ndeysaan te jus yooyu dara baaxu ci conservé nañ ko ba mu meet ba safatul dara Asma bàyyi ma damay concentré wu dañ nekk ci weeru koor Luisa du calme prenez-vous voilà mu ngi noonu nooy bees bi rek mu commencé notez bien daf ciy baax tey astuce nag ci weeru koor la ñu dugg koor gi dafay metti ñëpp gis nañ ne mag ñeeg xale ñëpp dañ koy joytu moo tax ba tax na nag bu ñëwee dafa am lu ñu koy affronté que nga toll ne Balla Gaye moom laa yëpp wala nga toll ne yaawa jaal yéen ñëpp a bokk ci koor gi ndaxte koor gi dafa metti gis nañ ne amul nga am poids amul nga ñàkk bañ a am poids stressé
sànq ba léegi yéeguma ni maa ngi woor ay wooye koor gi ñëw na wuyaay yooyu koor gi ñëw na ay doxee nga ne nan la ñuy dundee koor moo tax koor gi da nga koy gérer Asma ndax bu fekkente ne xam nga ne weeru koor bi mi ngi ñëw non seulement dafa am préparation boo xamante ne war nga ko mën a am sànq maa ngi koy wax psychologiquement il faut nga pare xam ne yaa ngi waaj a woor mais doo ñëw tëb rek song ko am na ñoo xam ne ñu dégg ne weer bi feeñ na rek leerluwuñu ñu daal di koy songu te ñooñu préparé wuñu seen bopp ñooñu dañuy am problème donc moo tax il faut que ñu xam bu baax naka la ñu lekkee alimentation bi daf ci am solo surtout ak naka lañ koy dundee surtout nag da ngay gis nga xamante ne ci naaj bi dañuy yendu dafay daal di metti moo tax nag ci weeru koor bi dañuy ñëw bien gérer son ramadan daf ci am solo kenn ku ci nekk ni ngay wooree foog nga xam yan méthode ngay utiliser pour nga bañ a sonn ndaxte yaram yi bokkul il faut manger léger et s'hydrater ndaxte am nañu ci yoo xamante ne bu ñuy ndogu dañuy lekk lu diis lépp table bi lu ne lañ ciy teg gis na da ngay gis koo xam ne da yor pain thon nambe lu ne mu teg ko nen yeeg lépp voilà ñebbe yeeg lépp mu teg ko ci table bi du tee café ak meew donc du bàyyi dara pour moom li mu romb ci journée bi rek daf ko war a lekk donc li nga raté ci journée bi yëpp mënoo ko rattraper ci à partir de 19h boo ndogee nga daal di bëgg rattraper li nga waroon lekk yëpp loolu dafay daal di metti da lay indi ay complications ñu bëri seen biir yi dafay faral di metti ndax la ndogu bu metti ndogu bu diis am ñoo xamante ne bu ñu wooree du ñu gis buñ la rombee boo leen di nuyu sax duñ fay ndax lan seen xel maa ngi ci heure dog la waa ji waxoon démb nee na koor gi ndeysaan léegi mu jeex ndax 28 jours moo dese donc xam ne kooku mu ngi dalal xelam donc loolu ay problème lay ñuy dund loolu ndeysaan lu yëpp ci xeetu coono la Asma des na tout sa grand boub bi sax dootoo ko sentir ndax xiif gi ngay yëg donc il faut que ñuy naan aussi nañuy naan ndox bu bëri mais aussi ñuy favoriser ndox bi nga xamante ne mooy ndox mu xaw a tàng bi bu mu sedd torop ndaxte loolu baaxul ci li nga xamante ne moom mooy sa biir donc nañu lekk équilibré nañu bañ a jaxase lekk yi comme ni nga koy waxee saa su nekk di nga raté woon yëpp mënoo ko rattrapé nañu xool rek li nga xamante ne moom moo léger ndax bu fekkente ne 19h dafa jot nga war a ndogu xoolal li nga xamante ne moom moo léger jëla sa café wala sa meew nga boole ci sa benn biscuit wala sa leneen loo xamante ne rek benn croissant bu ndaw wala sa petit pain nga daal di koy lekk ñu bañ a guddee lekk Asma gis nañ ne dañuy bàyyi ba ay 23h minuit am na ñoo xamante ne ay 23h30 la ñuy daal di lekk ceeb bu niin nag suñu mbokk lébu yi bëgg nañu ceeb noonu la ñuy def ceeb bu niinul duñ ko bëgg nañu éviter yooyu parce que koor gi da lay gën a sonal yow loo gën a lekk rek gën ngaa xiif moo tax da ngay xool li am vitamine xam nga ne Louisa mi boo ko xoolee xam lu tax muy tenir kooram moom xam ne li muy lekk xëy na am na vitamine même bu fekkee amul 5 fruits et légumes dina xool 3 mu jël fii 3 jël fii 2 def ci baax nañuy lekk fruits secs yi aussi baax na ci tàndarma bi am na solo lool nañ koy ndogoo mais surtout nag li ci ëpp solo mooy heure xëdd Asma li gën a jafe ndax du ñëpp ñooy yeewu heure xëdd bi ñoom am na ñoo xam ne fonde la ñuy teg dóor ci ba gàtt am na ñoo xam ne nag ay mburu la ñuy teg ay nen donc xëdd bi nu mu gën a léger wee rek gën a baax surtout nag naan bi moom moo ci ëpp solo naan bi nga xam ne moom lañu war a naan surtout nañu favoriser jus yi nga xamante ne moom la ñu defaral suñu bopp nañu moytu boisson gazeuse yi daf ñuy sonal bu ñu bëggee suñu journée di neex ndax ñun ñi toog ci plateau yi di wax yombul waaye dafa am nu ñuy gànnaayoo moom laa lay wax doo ñëw rek tëb attaqué corps bi dafa am nooy def ba am assise mën a jàkkaarloog moom ay xeetu céréales baax na waaye itam li nga xamante ne moom mooy yi sucre bu bëri bi nañ koy wàññi nañ koy yamale rek ndaxte woor bi Asma dañuy wax ne ko non seulement jaamu yàlla la mais li muy def ci wér-gu-yaram dafa bëri ndax détox la en même temps sa biir li nga ci lekk yëpp ci 11 mois yëpp donc benn weer bi jotee da nga war a xool lan nga war a naan lan nga war a lekk binta ndax sa biir bi li ci nekkoon yëpp mu daal di deñ nga nettoyer sa biir ba mu set wecc bokk na ci nag li nga xamante ne mooy jus naturel yi wax naa ko sànq mais aussi daf ciy baax ngay di noppalu bu baax di nelaw te moytu naaj bi ndaxte naaj bi moom mooy tax ngay gaaw a mar ngay gaaw a sonn lépp loo xamante ne rek dalay teg coono il faut nga xool naka ngay organiser sa vie sa liggéey bu fekkente ne dafa metti na ngeen xalaat maçon yeeg menuisier yi ñun seen liggéey metti na mécanicien yi seen liggéey metti na nag dee leen taamu kër gi bu ngeen bañee déshydraté balaa midi di jot ndax dafay daal di metti ngeen daal di xool li nga xam ne moom ngeen di lekk rek fruits yi surtout favoriser leen fruits yi jënd leen li nga xamante ne moo tolloog seen doole rek dem leen ngeen jëndi ko en gros ndax moom moo leen di arrangé koor gi nag Asma dafa am lu bëri li muy dindi ci yaram wax naa ko ñi nga xam ne seen taux de cholestérol dafay yéeg ñooñ koor gi daf leen di jàppale ñi nga xamante ne seen taux de sucre dafay yéeg li ñu lekk ci sucre dafa bëri koor gi daf leen di jàppale ñi nga xam dañuy am ay douleur articulaire ñoom itamit koor gi daf leen di jàppale donc ñooñu il faut que ñi nga xam ne dañu am asthme ñi nga xam ne dañu am problème
allergie donc ñooñu aussi loolu koor gi bu ñëwee da ngay gis yu ci bëri ay sinusite yu ci bëri dootu la sonal noonu ndax lan di ngay sa alimentation ni muy changé bëccëg bi nañuy def moins d'effort guddi gi ñu daal di lekk mais équilibré te ñu bañ a exagéré ci li nga xam dafa gras fromage yi dañ ciy insister am na ñoo xam ne tamit am na ñoo xam ne bu ñu tegul 4 fromage ba 5 teg ci ay saucisson jambon pour ñoom lekk ñu donc loolu baaxul après journée bi dalay sonal lekk leen li nga xamante ne moom moo gën a léger ci yéen ni mu gën a léger wee rek gën a baax. c'est important parce que diggante bu fekkee da ngaa ndogu bu diis nga war a nag reer. dafay métti. et loolu ça crée une alimentation malsaine. quelque part mooy diwlin bu bëri beeg nangam lu mën a digérer wu bëccëg moom ngay lekk guddi est-ce qu'il serait pas temps aussi de changer le ceeb. effectivement weeru koor gi. te Asma da nga laal foo am solo parce que ceeb bi pour ñun bu ñu ko lekkul rek duñu suur wala journée bi dañuy sonn alimentaire voilà mi ngi noonu habitude bi ñu jël la mën nga weeru koor mën nga bañ a togg chaque jour ceeb mën ngay varier mën ngay def ginaar ak salade sax mais am na ñoo xam ne dañ naan yii salade dafay oyof damay teel a xiif mën nga laal sa ndawal def ci sa salade boo xamante ne da nga koy composé Asma comme salade yooyu nga bëgg am avocat ak lan soble ak lan waaw léegi weer ma ci sama xëdd tey da lay weer nii waaye baax na mi ngi noonu gis nga Asma ku la gën a dëgër fit ci mim réew amul xëdd lu toll de xëdd nga teg sa palaatu salade xam nga ne yow yaay jàmbaar. Mercredi le coach. Merci. Dites-moi, on parle d'une alimentation saine. Effectivement nag pour wan ñi nga xamante ne pour ñoom bu ñu lekkee salade du ñu suur donc dafay ànd ak ndawal wala nga teg sa poisson boo xamante ne duuf na tànn nga ko bu baax nga daal di koy jël donc loolu dafay tax boo ko lekkee dafay daal di diis sa biir donc dañuy changer alimentation bañ a def tout le temps ceebu jën ceeb bu xonk góor ñi nañ leen varier seen alimentation guddi gi mën nga lekk lu bëri. mën nga lekk lu bëri mais nga xam naka nga koy lekkee mais boo lekkee ceeb mënoo too cee teg dara donc loolu aussi c'est un problème. waaye les saa de ñoom maam Sidi ak ñoom Bakar ak ñooñu ñoom xëdd gi ceeb gi la ñuy xëddee de moom la ñuy wóolu moom la ñuy tàngal ba mu xooñu ñu xëddee ko. guddi gi yëpp dina la tere bañ a xiif donc. il faut que ñu xoolaat lan la ñuy def tamit parce que c'est vrai parce que ñu bari da ngay gis fin au koor gi dañuy am problème de santé parce que li ñu cumuler diggante début koor gi ba ci digg bi moo leen di sonal donc il faut que ñu bàyyi ci xel bu baax a baax a baax. Aïcha en tout cas c'est très important xam naa bu ëllëgee di nga ñëw ci ñi nga xamante ni weeru koor dañuy wax damaa nopp Louisa te tudd Moustapha Mbeng Moustapha Nabi ngay waxu Nobel weeru koor gi xanaa wooro Aïcha mi ngi noonu en tout cas merci beaucoup madame Cissé de l'alchimie merci beaucoup madame Cissé jaajëfal leen bu baax a baax suba teel nag moom da leen di gunge rek ci koor gi bëgg ngeen gën a ànd ak force am na yoo xam dañuy misère bu ñu toogee seen coin daf ci baax nuyu nañ leen bu baax a baax képp koo xamante ne rek yéen a ñu doon seetaan Asma di leen jaajëfal di leen jox rendez-vous ba demain inchallah. Aïcha mi ngi noonu merci beaucoup Binta Ba. merci bien Asma déglu nañ ko religieusement waaye fondeeg ceeb ak salade du la tere xiif. Asma da ngay xiif da ngay mar da ngay sonn yàlla baax na. Aïcha en tout cas daal nañ gëm yàlla rek Moustapha Mbeng man doxuma kii macro ci weeru koor gi naan ma may ma Louisa man doxuma macro damay ñaan yàlla bëgg ñu yàlla nangul ma dañuy dugg ci Louisa Diandi bu ko defee ñu dalal coach Aïcha ba tax ne nag moom dana ñëw ci lépp luy émotion comment canaliser comment vivre c'est tout de suite ci rubrique développement personnel ànd ceeg Louisa Diandi en attendant que Maman Ndak ak coach Moussa daal di ñëw ñu gën a yaatal émission bi. Aïcha mi ngi noonu ginnaaw loolu nag coach Moussa xam ngeen ni mardi su ne dañu koy retrouver ci wàllum fitness Maman Ndak ci femme action ginnaaw yooyu yëpp nag coach Moussa bàyyi loolu rek te ñoo toog bismillah moom dafa nu mu ñëwee wax loola Aïcha mi ngoog sama yaay di bal mi ngi noonu koor gi la dañ koy nangulante alors Louisa Diandi balaa ngeen di dugg sóob ci waxtaan gi ci li nga xamante ni moom moo di lépp luy émotion ak yéeg-yéeg coach Moussa mi ngi ñëw installé wu Maman Ndak dañ koy ziar bu baax a baax jox ko wàccuwaayam yaay booy noo de ma Khadija am maa ngi lay nuyu di am mbégte ak bànneex di feggo ak yow macha allah ci émission bi di nuyu madame la mairesse de Gorée
la première dame maa ngi leen nuyu bu baax Louisa Diandi avec ta belle tenue di nuyu sa invité bu baax a baax di nuyu coach Moussa di nuyu képp koo xam ne maa yaa ngi seetaan à travers la Sen TV di la ñaanal jàmm. léegi nag coach dama koy nuyu ziar ko ba pare ne ko fukki at ci télé fukki at nga def ci télé. mu def fukki at ci télé. def nga 9 ans 10 ans yooyu. depuis Medina ba tey. waaw te Sen TV am na 9 ans. waaw. mi ngi dugg ci 10e année. waaw macha allah def na 2012 ba léegi de war na nekk 10 ans 2022. waaw. coach Moussa ma nekk direct. ngay ñëw di forcer ma xaw ma dama gis lu vert rek sama rab daa bëgg vert salaamaaleykum ma wandaag maa ngi lay nuyu soxna si coach sama nawle la kii sama nawle coach bi maa ngi lay nuyu Louisa naka waa Gorée. ñu ngi nuyu chers téléspectateurs de la chaîne leader yi nga xam ne ils sont tout le temps câblés connectés scotchés di ñu ndamoo di ñu safoo gis nañ ñetti fan yi métti woon na trop mais ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci message yi ci jàppale bi ci jàppandal bi sunu maam yeeg sunu ndijaay ñëpp macha allah merci encore une fois merci infiniment ci jàppale bi ak jàppandal bi merci à la régie techniciens yi macha allah di gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax sant nañ leen bi hii gërëm nañ leen bi màggal nañ kulluhum di ñaan yàlla ñaari koor yi ni mu dajee waaw parce que ñaari koor yi ni mu day ba ak jàmm lu dul jàmm gën sëñ bu tedd bi nee na jàmm gën lu dul jàmm gën ñaari koor yi ci jeexantal bi ak ci tàmbali bi ñu daje yal na yàlla def jàmm quoi nañuy yàgg di yéenante jàmm di am jàmm sax nag nangu dafa jël cëru bañ ku amul jàmm rek na nga may sa bopp jàmm ndax mu jeex dafa mel ni yàlla moom laa doon wax sànq waaw ku nekk da nga tal sa bopp tal may nit ñi jàmm ndax bëgg am jàmm ñu bàyyi yërnu beeg yëddu bi ak topp tollu sa yoon newul naan may ma Louisa ci weeru koor gi nag ndax dagaan na te tudd Moustapha. waaw nañ dem seeti ko Louisa ngi nii ko am fulaak fayda loolu la rek góor boo nekkee góor yàlla da ngay am fulaak fayda dem seeti bañ fi nekk di yónnee ka kii nii da ngay ñeme li ngay def osé quoi ay waay weeru koor lañ nekk Asma Khadija changer sa jukko mais loolu dara ne aussi ay ca nekki noonu man ba ñëwee fekk mu yor course tey dama foogoon ne Asma dafa jël koor gi ak beneen style mais xam naa ne jikko daal dafa garaaw. waxoon naa la ko day changé tur waaye du changé jikko. Aïcha mi ngi noonu en tout cas non yaay mooy course gi pour tudd yàlla tudd rek ndax tooñ bi ma nekkee. muus bi nga ko ne demal ziare ji jinax bi nga ne chaare ji mu jóge na màkk mu ne jikkoom changé wul. Aïcha mi ngi doon qui est bien Chaktivia en tout cas du moment où ça peut donner du sourire à tout un chacun moi je suis pour bu dee Bakar la je le prends entièrement madame la mairesse alors Louisa Diandi en tout cas ñu dugg ci waxtaan gi. fekk fii dama fay mujjee bëri titre daal titre yi dafa bëri macha allah sant yàlla kay. ñu lay dalal coach on va parler d'estime de soi je ne suis pas mon passé je ne suis pas mes émotions mais peu importe ce que je vis en général on trouve toujours les ressources en nous pour affronter pour trouver des solutions man de bëggoon naa xam coach pour ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan te sori. lan mooy estime de soi. waaw l'estime de soi c'est un fait psychologique c'est la valeur que l'on se donne la manière qu'on s'aime en tant qu'humain donc ci olof mooy yow mi nga xamante ne ni que yow yaay concerné bi bëgg bi ngay bëgg sa bopp ak xam bi ngay xam sa bopp donc loolu mooy estime de soi. Alors, comme Nico Mam Sidi qui est l'estime de soi. Aïcha, l'estime de soi est une fleur à arroser chaque jour par un regard sur soi positif et bienveillant. Effectivement. C'est ça l'estime de soi. Effectivement. Répétez-le vous chaque matin capture leen ko ngeen koy répéter chaque fajar boo leen yeewoo tim seen bopp ak seen saytu ngeen di wax seen bopp loolu. est-ce que xam nga action boobu noonu dafa am importance dafa am lu bari lu muy def ci sa psychologie wu nit ki parce que ngay xëy di jàkkaarloog sa bopp di wax ak sa bopp dafay wàññi lu bari mais aussi day augmenter lu bari ci sa personnalité donc te nit ku manque estime du mën a sori ci soit ci domaine de vie wam bu mu mënti doon naa. est-ce que ñi nga xamante ne ñoo nekk ci néegu sëy suñu jigéen ñi parce que jàpp naa ne estime de soi ñu ci ëpp jigéen ñi. pas ñoom kese la concerné mais ñu ci ëpp tey jii c'est plus facile pour une femme de perdre son estime qu'un homme mais ñi nga xamante ne ñoo nekk ci néegu sëy di dund lu metti naka la ñu mën a def tey jii ba stress bi nga xamante ne la ñuy dund. am conséquence ci seen estime naka la ñu mën a def tey jii ba amaat estime ci seen bopp. Bon, il faut savoir que dans
dans la vie de tous les jours on rencontre des obstacles donc obstacles yow yi nga xamante ne moom ngay jànkonteel day am lu muy def si yow mu baax comme mu bon léegi nag yow mi nekk jigéen di sëy ngay rencontrer ay jafe-jafe il faut nga bàyyi xel ni yow ana yow yaay kan dans tout ça dëgg la da ngay sëy yaa ngi dund ak ku góor amaana mu lay def lu metti wala famille di la def lu metti wala daal ngay jànkonteel lu jafe-jafe lu mu ci mënti doon il faut nga delloowaat sa xel ci yow yaay kan yow lan nga bëgg parce que tamit estime de soi comme li ma wax sànq dafay basé wu ci amour propre bi nga am donc yow bu fekkee ne yow bëgguloo sa bopp yëguloo sa bopp faalewoo sa bopp je pense que même sa entourage duñu am effet miroir boobu noonu ci yow mais ci de base même bu fekkee ne nit ñi bëgguñu la accepté wuñu la il faut que yow nga xam yaay kan nga delloowaat sa xel ni man mii fan laa war a teg sama tànk lan mooy sama valeur en tant que femme donc soo manqué xam côté boobu si yow vraiment day metti donc il faut que nag ñu delloowaat jàngaat suñu bopp bëggaat suñu bopp. C'est important dafa am lu maam si di doon illustrer image yooyu Luisa. En fait li muy wax ni daf may fàttali tout le temps moo bi ngeen di utiliser muy dayo. Yaakaar naa dayo mooy ku mët. te ku mët dañ koy dafa baax ci plan yëpp. parce que en général nit ki sa jëf say wax ak say doxalin. dafa war a en fait yëkkati li nga xamante ne mooy sa estime sa authenticité. te am na ñu bëri ñoo xamante ne dañoo manqué authenticité. même bu fekkee dundoo dara sax. tey jii par rapport surtout nga nekk ak relation ci benn relation. des fois nga ñàkk confiance parce que tam estime de soi confiance ci la bokk. nga ñàkk confiance tax na peut-être koo nekkal doo yàgg ak moom léegi loolu en fait problème bi c'est parce que loolu ci yow la wala ci bu dee doo yàgg ak kenn wala tu te sépares des personnes ci même motif yi. loolu en général peut-être ci yow la mais naka nga mën a en fait. liggéeyee say émotion ba tax tey ji nga mën a maintenir peut-être jaayante ba relation bi nga xamante ne moom ngay dugg une prochaine fois du yàqu daal ci même motif yi. En fait ça c'est un travail de tous les jours que ça soit en relation ou pas c'est un travail que l'on doit faire tous les jours donc nit ku nekk saa yoo xëyee war nga toog benn 5 minutes boo xamante ne da ngay xalaat sa bopp wax ak sa bopp. delloo si waat sa xel en faisant quoi déjà li ci ëpp ci nit ñi seen manque d'estime mu ngi commencer dès le bas âge soit c'est l'entourage soit ce sont les parents yoo xamante ne ñooy sous-estimer seen njaboot ak di leen wax yenn kàddu yi muy nekk ci seen xel léegi yow boo màggaalee loolu da ngay foog ni que yow reproche boobu ñu lay def tout le temps yow noonu nga mel ba nga xamante ni que yow doo xool dara ci say ay qualité yi nga xamante ne mu ngi ci yow. aussi bu dul parents yi des fois da ngay gis en tant qu'adolescent wala enfant ci école bi ngay jàngee da ngay jànkoonteel ak yenn yi léegi nag loolu noonu mu lay toppee ci bi nga nekkee xale ba bi ngay màggee day wàññi lu bari ci comportement bi ngay am vis-à-vis ak nit ñi léegi nag tey exemple yaa ngi dugg ci ki nga xamante ni que dafay nekk ci ay relation te relation bu mu nekk du ci yàgg wala ce sont les mêmes motifs qui viennent pour les ruptures kooku na toog déjà mu xoolaat boppam parce que gis nga autocritique de soi dafa am solo torop. Estime de soi je pense que le moteur même c'est autocritique bi li ñuy waxtaane ku dul xas sa bopp ku dul wax sa bopp dëgg doo xam sa bopp et puis boo xamul sa bopp nan ngay fonkee sa bopp parce que estime de soi c'est fonk sa bopp et quelque part boo fonkee sa bopp kooku mënta séqal yow di nga fexe ba ci seen diggante peut-être yow na sa xel dal li dalal sa xel ngay def. bu ko defee même moom bu demee da ngay xam ne ni am nga quiété de conscience. gis nga estime de soi bi c'est quelque chose qui est interne à la personne. donc ci sa conscience lay nekk ci sa psychologie la léegi yow li nekk ci sa xel mooy reflété wu ci sa ay jëf. c'est une liaison boo xamante ne amul lu ko mën a dindi li nekk ci sa xel toujours mooy reflété wu ci sa ay jëf léegi nag bu fekkee ne yow affaire bi sax du xas sa bopp déedéet da ngay jàng sa bopp
parce que ñenn ñi xas seen bopp lu bari mooy tax ñu am baisse d'estime parce que toujours dañ naan man baaxuma man rafetuma man munuma lii munuma lee ay ñoom ñoo koy wax seen bopp. et puis justement gis nga foofu noonu. la génération bi tey. ñàkk comprendre lu bëri. xas mag daf ma doon wax mu ne da ngay jël garab. boo bëggee mu set soccu tey bi ñuy jaay ñuy soccu. da nga koy xas. jël paaka di dindi li nga xamante ni moom moo si ñaaw. ba lu écorcé. ba lu baax li meññeef bu baax bi nga xamante ni mooy jëriñ. moom nga fay bàyyi. ko defee ñu génn di ko jaay. Donc quelque part le mot xas même dans nos interprétations on ne comprend pas. C'est ça au fait. Et c'est là le problème parce qu'on pense que xas c'est que dire du mal de soi. Non, c'est enlever l'inutile de soi. C'est ça le motif. moo tax lépp day ñëwaat ci comprendre. yow yaay kan ban nit nga fan nga cosaanoo. Important. ci ban askan nga bokk. ñan ñoo la jur. ñooñu ñan ñoo leen jur. yow ñi nga war a andi suba ñu nekk tey sa njaboot ñan lañu war a doon. il faut aussi tu sais problème yi ñuy am fi mu nekk nii ci société bi lu ci ëpp manque d'estime moo ko andi. gis nga manque d'estime day dem ci ba ci soxorloo nit. C'est vrai. parce que li tax ngay def sa mboroom lu metti parce que yow wóoluwoo sa bopp. xamuloo yow yaay kan bëgguloo sa bopp itam donc jalousie yi ngay gis yëpp manque d'estime la. parce que gis nga boo estimer sa bopp dafa am force boo xamante ne danga koy am ba lu ñëw sa kanam doo la yëngal. mais nag suñu société bi maman dafa doy waar de quand on est dans une société à préjugés. moo tax nag c'est une éducation que l'on doit faire sur nous-mêmes. tu sais nit mën na manquer estime ci bi mu nekkee xale mu màgg jànkonteel ak ay étapes de sa vie yoo xamante ne daf ko éduquer waat mu am matu man mii kat yoon bi ma nekkoon daf ma affaiblir naka laa war a mën a def pour nekk nit koo xamante ne taxaw na ba lu ñëw du ko ébranler. et ça c'est une culture que l'on doit faire sur soi. dëgg la nag société bi tey jii nekk na société boo xamante ni que daf lay joxoñ tout le temps. ci sa dañ naan classe sociale. dañ koy andi. ci sa habit qui ne fait pas le moine justement. voilà et même si sa corpulence. ñu bari ñu ngi ragal sax. ci sa kàllaama sama zaari dañ lay bëgg intimider. c'est ça vous parlez trop français alors que oui c'est ta culture. quelque part il faut l'accepter. mais boo tey nag léegi nag boo jànkoonteel yu mel noonu comment tu dois réagir en tant qu'humain. alors moi déjà personnellement face à ça le plus souvent damay comprendre ni nit ki xamuma. parce que bu xamoon sama cosaan xëy na dana xam ne ni maa ngi góorgóorlu. donte lii mooy sama cosaan. waaye dafa am loo xamante ni da koy nàmp. te negam dañuy naan nàmpal dafa foor ba nga xam ne ni doom bu ko ndayam di nàmpal da koy xool ca bët te noonu la koy yeree di ko transmettre tout son amour noonu la koy transmettre lépp luy jom fulla fayda ci moom. bi ne ca nday ji mu koy def ci moom. donc kooku bu xamul sa cosaan wala bu ko xamoon du indexé sa nasaraan si ngay làkk. ndax dana xam ne danga ko nàmp kat. waaye bu ko xamul nag da nga koy may bénéfice du doute te nangul ko tolluwaayam man foofu laa koy. waaw c'est ça au fait c'est ça même l'esprit de dépassement parce que bu fekkee ne képp ku ñëw teg la dara da ngay jël loolu moom ko accaparer ko ba yow psychologiquement daf lay dépasser bouleverser sa vie defe naa ci sonn la ñuy dëkk parce que saa yoo xëyee di nga jànkoonteel ak loo xamante ni que day am lu muy casser ci sa rythme de vie. alors comment on doit faire yow ki nga séqanteel xamul yow yaay kan xamul au fond de toi tes vraies valeurs mais qu'est-ce que tu dois faire en tant qu'humain c'est de te valoriser. et naka nga mën a valoriser il faut d'abord nga xam yow yan valeur nga am donc on doit ci étape de notre vie bu mu mënti doon s'étudier jàng suñu bopp man diw ana lan mooy sama ay qualité ana lan mooy sama ay défaut ana lan mooy sama ay besoin en tant qu'humain ana lan mooy sama ay besoin en tant qu'homme et en tant que femme parce que ku nekk ak besoin yi nga am soo définiree yooyu dina la permettre à ce que yow nga xam sa base lan la mais bu fekkee ne xamuloo loolu si yow sincèrement toujours da ngay jànkonteel ak ay jafe-jafe. rapidement coach Moussa dañuy ndar keppee rubrique bi. di que nga war a dellusiwaat ci comme autocritique bi ngay def.
ci li ma tàmm di wax nga xam sa personne. sa personnalité. ak sa personnage. oui. et beneen bi aussi est-ce que jarul ngay def sa autocritique gu bopp. pas boo yeewoo wala le soir ñaar yooyu ban moo ci gën le matin wala boo xoolee sa journée fi nga jaar yëpp balaa ngay nelaw nga xool li nga def. Moi personnellement je le fais le matin et le soir. Voilà. Parce que chaque matin yow da nga war a affronter ji benn journée boo xamante ne xamuloo lan moo la ciy fekk. Maintenant il faut que tu sois fort psychologiquement pour affronter cette journée parce que inconnu la. bu ma génnee fii sax xawma lan lay jànkonteel si le reste de ma journée donc je dois être préparée psychologiquement pour que su ma génnee ma mën a am benn charisme boo xamante ne dama koy doxee ak benn grandeur d'esprit parce que mën nga génn léegi nit tooñ la comment tu dois réagir léegi nag guddi gi boo demee sa kër ba dal nga toog yow sama journée tey naka la demee. positif négatif. nga génne li ci positif li ci négatif lan nga ci jàng ci journée bi. amuñu jot boobu dañ naan dañ sonn dañuy tëdd mais nag loolu mooy andi difficulté yi nga xamante ne dañ koy am ci suñu vie da ngay gis koo xamante ne day am problème sax pour exceller dans son milieu professionnel parce que lan du jël temps. xool lan moo baax ci dundam lan moo ci nekk lu négatif lan laa war a modifier lan laa war a adopter lan laa war a changer ci sama comportement. Très bien, je pense que coach dañuy ñëwaat ci maintenant à tout excès. qui est nuisible autocritique bu ëpp tamit des fois gars yi dañ lay teg ragal. ndax dafay indi baax gu yaatu. baax ak mën a jëlale ak jéggale. ndax autocritique mooy def loolu mooy ci li nga wax. bu du ma réactionner tey waaye bu ma demee ba guddi gi jot danaa jàngat bu ëllëgee kii bu ma defee lii xëy na dama koy continuer baal wala du ma ko baal dafay may ñenn ñi fit. Comment aussi vaincre cela et vivre cela peut-être prochainement. En tout cas Louisa Diandi il reste coach Moussa et Maman Ndak. mbir mi nag nii la dañuy def ay saam rek bu ko defee jukkil ko askan gi ndax dund gi daa seer. dëgg la dund gi dafa cher te il faut nga am toogaay gu mat sëkk pour non seulement affronter yow say problèmes ak surtout le regard des autres. En tout cas merci beaucoup de nous donner encore cette énergie. Pour nous rappeler que nous avons tous une authenticité. En tout cas, moi, ma thérapie, c'est sourire tout le temps. Même quand j'ai mal, je souris. Même quand je suis triste. C'est important de sourire. Au moins, quand je me vois, je me dis, je suis belle, je suis forte, j'y arriverai. Et comme ça, avec le sourire. Coach Moussa, coach bi, nekk en suñu compagnie ba tey waaye Maman Ndak il faut mu wëyal waxtaanam parce que développement personnel lañ nekk ba tey. ci góor ñi nga xamante ni moom waxtaanee woon na ko samedi ne woon na da koy wëyal tey bu ko defee ñu soobuwaat ci rek yaay booy góor ñi seen téye jigéen ñi doy na waar. gaa yi nee na ma naa bàyyi góor ñi nag. xam nga sama rubrique dafay chevaucher ak idée bu mu génnee mooy dugg sa ruq mën a kan moom ngeen di tënk ni ci tubaab. mooy wax ak ñoo xam ñi lay seetaan. ñu ci bari déggunu la mooy sa ruq mën a kan may kan. qui je suis lan laa war a def. parce que li tax ndey ak baay am solo. mooy miroiru doomu aadama. ci sa ndey ngay jàngee. ci sa baay ngay xoolee. moo tax olof di wax ne doom bu jigéen jàngaaniwul ndey may sëriñam. parce que sa yaay ji ngay xool ci kër gi estimer ko naw ko. bi nga juddoo di raam xàmmee. ba xam sa nijoor ak sa càmmoñ xool léppam. naw ko. kooku ci moom ngay jàngee personnalité booy affronter la vie. parce que doo gis sa yaay des fois mu xuloog sa papa nga dem ba màgg am jëkkër mu lay jaaxal daan nañu xuloo. mais dafa am fu ñu ko daan defee ak nuñ ko daan defee ba doo ko xam. des fois da ngay remarquer des fois benn âge da ngay xool sa yaay mu mel ni daf doon jooy mel ni ko fomp bëtam mais sa xel parce que nit du musu ëpp atam. tu as l'impression qu'elle est triste da nga koy njort rek. mais da ngay dem parce que xale nga mais soo demee ba dund li mu dund ngay xam ni kon booba da daan jooy. parce que maa ngi jaar fi muy jaar. te yoon boo ko teggiwul la fa ña fa jaar la nu daj da nga ko daj. baay bi nga jur. nekk ak sa yaay ci kër gi. di doxale autorité am sañ-sañu bàyyi. parce que du ko jur doom rek yaay papa. dafa am ay critères yu ñuy remplir. pour nekk le vrai père de famille. ci loolu ngay nawee sa baay ba ko yor noonu ngay ànd ak moom. loolu moo waral ñu war a tànnal doom ndey ak baay. bu ko permettre pour mu mën a viyam eggale viyam ci sutura ak teraanga ak jàmm. parce que soo defee li la war da nga am quiétude. da nga am paix intérieure nga am jàmmi biir. ci loolu la góor di jóge nag ci ñàkk éducation boobu wala ñàkk a naw baayam wala fekkewul naka la ñu war a ndeyam ak baayam àndee loolu moo waral comportement yu bari góor di ko am digganteem ak jabaram digganteem ak rakkam digganteem ak doomam parce que savouré wu ko
fekkewul yaay ak baay dëkk fekkewu ko wala bi ñuy tàggoo booba moom màggul ba xàmmee kon kooku xamul ban écart la góor war a jox jigéen am na ñoo xam ni sama baay yàlla na ko yàlla yërëm dafa daan wax ne def sa warugar ak ragal sa jabar dafa dend waaye bokkunu def li la war ak ragal sa jabar léegi kooku def ñun dafa ragal jabaram diw da ko yilif mais da nga war a def sa devoir d'homme mooy nga protéger ko nga encadrer ko nga assister ko nga taxawu ko di ko neexal boobu da nga koy encourager ci tâches ménagères yi mu war a def moom rek te mu metti parce que jërëjëf taxul coono jeex waaye dana dalal xelu ki koy def sëñ Cheikh Ahmed Tidiane si yàlla na ko yàlla yërëm nee na ki ci waar wi di bay ñu koy woyal mu tiitaru taxul dañ ko wax pour redonner ko beneen souffle nouveau pour mu àggale liggéeyam kon njàmbaaru jigéen ci biir kër góor moo koy dimbali dëgg la ci sa dépassement ci sa générosité ci sa jàmm xam nga am na ñoo xam mun ñoo wax sax madame tu es jolie il y a des hommes qui n'apprécient pas c'est des lâches oui effectivement waaw maa la ko wax est-ce que ñoom amuñu kersa gis nga góor gu dul apprécier coach jërëjëf góor ak góor sa doom bu góor sa xarit boo ko mënta wax yenn yi am na lu bañ ci sa xol et quand ça marche pas tubaab nee na tout ce qui se conçoit s'annonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément dafa am loo xam ni ci xol lay jógee dellu ci xol danaa xam ne sooy wax dëgg ni nga koy génne ci sa gémmiñ noonu lay egg ci xolu ki nga koy wax yàlla moo mel noonu parce que dëgg borooma ko moom yàlla moom dëgg la vérité n'est l'apanage de personne kon li ngay doxale sa diggante ak sa xarit noonu ngay doxale sa diggante ak sa soxna noonu ngay doxale sa diggante ak sa njaboot doom di nga ko yar mu mel ni la gënal nga di ko nax te du tax mu yab la bis bu nekk góor ne ci kër bëgg doom lool lu doom bëgg mu def ko mais bu dalee su ñëpp taxaw tout le monde se range mais bu njëkk suñu papa yi mais autorité bi ñu amoon suñu yaay yi ba bu waajee dugg ci kër gi ñëpp pare da ay sa papa ñëw na tey nga dee dawal ñu ranger waat bagage yi defar organiser ku ne régler sa bopp mais kooku c'est de l'autorité tegul nit ñi pression pour kenn ku ne mu ñëw ne la defal lii mais dafa indi benn autorité parentale bi mu am doxal ko seen digganteeg moom indi laa biir nag ak yërmande moo waral estime boobu ko njabootam di estimer ba bu ñëw ñëpp bëgg xam nga tukki ñu nama la ku ne yaa koy def moom deenu jooy laa yem ku ci yoo jabar dee ko toppatoo bu solo la apprécier nga ne neex na madame tey il faut ma def xam nga loolu noonu dafay yokk estime si soxna bi nekk ci biir kër gi day tax mu free day libre day def lu ko neex parce que xam na ni ki mu nekkal jox na ko valeur bi mu am en tout cas daal góor ñi mën nañu conquérir waaye néew na ci ñu mën a conserver surtout ça xoolal gis nga li mu wax nii dafa tibb ci li ma doon wax parce que gis nga bari na jigéen ñoo xam ne jëkkër moo leen déstabiliser góor moo yàq seen àddina góor moo leen réduire à néant ba ñoom sentiratuñ sax qu'elles sont femmes loolu nag dafay bokk ci soxor ci lâcheté ci iñaan xanaa xam ne bari na lu ñu def ñu defe ni dafa dof wala dafa feebar iñaan moo mel noonu da lay lekk ba nga jeex te boo ko defu ci sa bopp parce que ki am jabar te ma yoo ko jàmm ci biir kër bi fooy jëlee jàmm yow xaw ma ko de góor bu amul jàmm ci këram feneen fu mu ko amati na ko da ngay cultiver la paix ci sa biir kër avec tes propres enfants ta femme may ko jàmm may ko salaam daanu sax daju suuf du am bi parce que matale woo boo demee pale sax Mariam Faye dafa na fa lu fa Macky deful wala kër loo mën biir waaye mu def ci loo yëgul kon il faut ñu xam ne lépp matalewul mais jàmm matale na ak salaam ak considération ak respect am na solo te ku fonk sa bopp ku àndal doo ko fonk Aïcha en tout cas maman wax na nag lépp loo xamante ni góor ñi mën nañ cee jëriñoo waaye tamit jigéen ñi c'est important no comment waaw sama yaay di day daaneel leçon su lii moom jël bi ak feuille noté rek la defal li la war rek nga am li la jeex tàkk dëgg la moom te kër góor da koy neexal jigéen cuqal ko déggoo li ay waay ci koor lañ nekk baat bu nekk ak li muy fi muy tegu wax bu nekk ak fi muy tegu bu nekk ak li nga war a def rek nañ dem fitness Aïcha bismillah bu ko defee ñu tàggatu ci koor lañ nekk te man dañuy génne sama jukkoy ruubekat moo tax tayaloon naa plateau bi jikko borom pax rek bii moom du pax de fii yéen ma ko infusé fii non Aïcha en tout cas mi ngi noonu dañuy dugg nag waxtaanee li nga xamante ni moom moo di fitness coach Moussa ñu bàyyi la nga jukkil ñu rek
voilà Asma nekk ci continuité boobu léegi mois de Ramadan oblige génn nañ ci weeru jigéen ñi ju ngi dugg ci weeru Ramadan bi nga xam ne moo mënul bàyyi entraînement complètement comme les sportifs de haut niveau wala ñi nga xamante ne ay sédentaires lañ wala ñi nga xamante ne dañuy tàggat seen yaram nii rek gënul nga bàyyi complètement bu fekkee mën nga tàggat seen yaram cukki tuuti ci biir weer bi balaa ñuy dog wala buñ dogu pare heure bi nga xamante ne mën nga ko ci donc tey quelques exercices dañ leen concocté loon ñu wan leen ni nga war a defee mouvement yoo xam ne c'est toujours des exercices aérobique mais pas anaérobique mais pas aérobique ñu dem xool élément bi dellu soit sur le plateau. waaw lii ay gainage yu ñu nekk di def avec le tronc supérieur ba baat di def gainage militaire ci poser paume les deux paumes maanaam diggu loxo yi ba pare nga dellu ci conc yi yaa ngi entraîné mais ne instant bi dawuloo tëbuloo mais boo nekkee ci weeru koor yii bokk na ci mouvement yi nga xam ne mën nga ko def sooy waaju ndogu wala boo ndogoo ba pare nga lekk lu oyof rek mën nga di ko def wala ci catu bés bi fi muy jeexee nga xam ne soo paree da ngay dem ndogu ji donc bul bàyyeeku parce que weeru koor bu mu jot rek nga bàyyi sa yaram bu fekkee ni sportif de haut niveau nga pour nga reprendre at bu koor gi jeexee donc da ngay defaraat beneen hivernal bu bees pour nga delluwaat à 100% pour mën a jot say qualité ak say capacité mais bu dee comme ko xam ne kuy liggéey bi wàcc tamit mën nga ci jàppandi bañ a bàyyi parce que boo arrêté au-delà de 21 jours wala 15 jours rek boo reprendre rek yaram bi day nagam muscle yëpp ay flasque dootuñu am rythme dootuñu am activité et muscle dafa am mémoire boo xamante ne loo ci liggéey rek après boo ko joxee day reprendre loolu donc weeru koor bokk na ci bur nga bañ ko def entraînement bu intense mais yii ay mouvement mouvement de gainage statistique la stabilisateur la nga def ay gainage ay mouvement militaire développé militaire ak tirage sur le tronc poser les coudes mu nekk loo xamante ne sa yaram bi yëpp lay liggéey de la tête aux pieds surtout ci lombaires yi ceinture abdominale bi grande dorsale bi loxo yi maanaam yaram bi yëpp yaa ngi koy liggéey mais doo nekk di def yenn effort yu physique comme li ñuy wax quand c'est aérobique day solliciter trop le cœur aérobique maanaam muy cëppi ak daw yu bari mais bu fekkee anaérobique la maanaam mooy mouvement yi ak musculation yi nga xam ne c'est à long terme c'est l'endurance c'est le fait de faire longtemps sans se fatiguer li mooy endurance bi. nekk da ngay xëy ak ñun rek ci ay astuces yoo xamante ni dafay yombal dundu doomu aadama gi rawatina doomu Sénégal merci beaucoup. mais de rien c'est moi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. modestie nag amu ko. kooku affaire faible yi la modestie. nga ne waaw. Aïcha mi ngi noonu coach est-ce que c'est vraiment pour les faibles la modestie. Aussi pour les humbles. Une partie. parce que parfois ñun wax la nit ñi baax na. ok nga tiitaru daal yow yaa ko sànq kon bëri tiitar gi ne si man dara. non du tiitar. baax na tiitaru. non du tiitar mais sànq dafa wax boo xam ne dafa am ñaari lu koy tekki muy xas xam nga ay mbër bu ñu taxawee dañuy xas. waaw dinaa def lii. dinaa def lii. loolu mooy xas. bokkul ak asma ma taxaw yaa bon yaa soxot loolu xasa bokkul. donc am na modestie boo xam ne mooy li mu wax boo demee dos au mur muus dina yaru nii mais bu xësee ba sa si mur mais day génnee griffe ñëw sa kaw. modestie baax na mais nag dafa am fu mu yem. kàddu mag bu ëllëgee moom tamit faw mu dikk ci définition de certains mots je pense qu'en interne on pourra gérer ça. parce que toute une compréhension vient de là ndegam mooy suñu langue nationale yaay dafay baax ñu xam lu ne lu muy firi ak ci ban phrase lañ ko war a employer. am na ci solo te xam parce que des fois wax nax nit nga defee ne luñ rafet na dekk dafa ñaaw. ça dépend ci contexte dafay am sens figuré am sens péjoratif. loolu dafa jara di jàngat ñu koy jàng parce que des fois nga dégg ku wax benn wax. dugal ku ci benn contexte mu changer complètement wax bi nit ñi jëlee ko noo xam ne moom su ko expliquer. da ngay xam ne il voulait pas dire ça. mais dafa juum ci sensu mot bi mu utiliser. ñuy jox dig daje suñu mbokk téléspectateurs yi samedi incha allah ci suba teel di nuyu ñëpp ñi nga xam ñu ngi doon seetaan ak suñu équipe.
indépendance day ngeen de tey estime de soir xumalakaan rek la ñu waxtaanee plateau gi moo manqué nguur gi astafirlah. Aïcha mi ngi noonu Louisa Diandji merci beaucoup. jërëjëf Asma di remercier aussi coach Aïcha waaye da nga tàggu. coach Aïcha merci beaucoup. merci beaucoup merci ci invitation bi kontaan nañ trop donc di wax rek ni que nit ñi nañu gën a góorgóorlu ci estimer seen bopp. voilà gis nga petite victoire yi ñuy faral di am buñ koy xeeb nañ koy fàttali suñu bopp comme ça daf ñuy yokk doole. C'est important. Aïcha, donc je me félicite et ce n'est pas de la modestie ou de manque de modestie. Je félicite la régie maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax tonton Maba moo nekkoon ci ay technique de son bi merci beaucoup à lui wax bi bu jibee moom moo tax waaye image bi bu yembee ba ngeen jot si yéen askan gi Mame Sidi Diop moo si jàppoon ci réalisation bi lay merci beaucoup à vous l'équipe technique merci surtout à l'équipe d'aujourd'hui on se donne rendez-vous demain chers téléspectateurs dans une autre édition de Subatel mais en attendant bonne suite de vos programmes qui se poursuivent avec Today at www.mykeys.com. Fontech lu bees tàkk sur la chaîne leader bu ñu déggee Fontech nag xel dina dem ci téléphone waaye dina voyager aussi ci technique